juróom ñaari waxtu toftal fanweeri simili ci télévision Futurs Médias dal leen ak jàmm ci xibaaru marax yi dina bokk ci li ñu waxtaan tey mbiru coronavirus ak tolluwaay bi jamono ji fii ci réew mi ñu ne nag am na ci juróomi nit yoo xam ne amoon nañ doomu jàngoro ji jamono ji ñu ngi ak seen kër lu toll nag ci fanweer ak juróom-ñett ñoo xam ne rek jàpp nañ ne amoon nañ doomu jàngoro ji fii ci Sénégal ci bésub tey bi nag lu toll ci ñaar fukk ak ñaar jotoon nañ leen testé ñaari rek ñoo am doomu jàngoro gi dinañ ci ñëw ni mu gën a yaatu ak jëwriñ bi ñu dënk lépp lu aju ci wàllu wërgu-yaram nguuru Sénégal jamono ji nag ñu ngi def kem kàttan ngir lépp loo xam ne rek dina ko bàyyeekoo ci wàllu conséquence ci Covid 19 boobee wala coronavirus ñu mën ci taxaw ci loolu nag la ñu yëkkati lu toll ci juróom benni fukki milliards ak ñeent suñu xaalis ci taxaw li ni mel di nguuru Sénégal ci njàppandalu ay entreprise privée yu fekk baax fi ci réew mi ñu ne nag dañu bëgg ba képp loo xam ne rek bàyyeekoo na ci waru jafe-jafe ci boobule feebar ñu mënti taxaw ni mu waree dinañ wax tamit ci dogal bi nga xam ne rek jawriñ bi ñu donc wàllu dem beeg dikk jaarale ko ci jaww ji jël nañ ko ñu ne nag nguuru Sénégal dinañ tëj seeni frontière loolu nag gannaaw ay bés rek ñu jëlee dogalu tëj frontière aérienne yi ñu ne nag dem beeg dikk bi jaarale ko ci jaww ji Ziguinchor rek la ñu autorisé ñu amal fa lu ñu duppee ay vol domestique wala sax vol cargo yi nga xam ne rek ci la ñuy sukkandiku ngir amal yenn évacuation yi loolu nag ñu ne dogal bi dinañ ko matal daal suba ci àjjuma ji bu minuit jotee mbokk yi li ma di ponk yi ngeen taxelu tuuti ñu yaatal ko. leen ak jàmm ci xibaaru marax yi niñ ko waxee woon ci ponk yi waaye bi yoon nag dañ koy door rek jëye ji ñu nemee ko ci corniche bu Ndakaaru benn xale bu góor bu am fanweeri at lañ fa rendi faat ko gannaaw nag ñi nga xam ne ñooy tàkk deri bu ñu ñëwee rek dañu fekk ñu takk ñaari loxo yi ba tax na rek jamono ji nee nañ dinañ ci ubbi l'enquête yi gannaaw waa police scientifique buñ fa jaaree rek ba def prélèvement bi ci loolu sax ñu ñuy xamal ne rek dinañ ci amal ab conférence de presse suba ngir leeral liñ ci jot a xam dinañ ci ñëwaat ni mu gën a yaatoo ci yeneen xibaar yi dinañu wax tamit ci dogal bi nga xam ne rek nguuru Sénégal jël na ko ngir taxaw rek ñi nga xam ne ñooy am ay jafe-jafe ci li bàyyeekoo ci conséquence Covid 19 bi lépp ñu ne lu toll ci juróom-benn fukki milliards ak ñeent la nguuru Sénégal lëkkaloog yenn partenaires privés yi teg ci table bi ñu ne nag dañu bëgg bépp jafe-jafe bu ci bàyyeekoo rek ñu mën ci teg tànk ci loolu tamit li nga xam ne rek mooy wàllu njënd meek njaay jëwriñ bi ñu denk boobu le fan nee na dinañ def kem kàttan ngir ab yokkute du ci mës a am Cheikh Diop ci liggéey bi àndoon ceek Youssou Baro yenn ci ay secteur nag jamono yi mu mel ni doxul lool li waral lu ni mel moom moo di feebar bi di Covid 19 ci loolee itam ay mesures ñu daal di koy taxawal ci mbir moomee. ñu jël décision nag dégager benn budget boo xam ne 64 milliards la ñu waxtaan ci sax démb conseil des ministres validé ko pour mun a jël en charge. fléau bi maladie bi mun a traiter maladie yi mun a anticiper mun a gën a fagaru budget boobu nag état du Sénégal moo koy financer mais surtout ak partenaire au développement ñi nga xam ne déjà manifesté wu nan te loolu mu ngi mel ni boucler nañ financement boobu pour que ñu mën a jël vraiment prise en charge suñu dëkk. créer benn fonds bu ñuy tuddee force Covid 19 xam ngeen ne tam crise bu mel nii. comme ni ma ko waxee ci njëlbeen day affecté économie ci wàllu yu bari. ci yooyu le secteur bokk na ci wàllu tourisme ak itam transport aérien waaye mu mel ni ba tey ay dogal daal nañ koy jël ci wowule wàll. ñi nga xam ne ñoo nekk ci transport aérien aéroport bi Air Sénégal plateforme yeeg ñi nekk ci tourisme hôtel yi yenn restaurant yi commerce état bi. xool lu mu def lu jëm ci fiscalité def genre ay moratoire mooy suspendre un peu yenn taxe yi entreprise yooyu war a mën di fay sama tontu ci loolu mooy loolu ce n'est pas encore à l'ordre du jour dégg nañ opérateurs yi. ay waxtaan yoo xamante ni dina am ci diggante nguur bu Sénégal ak itam secteur privé bi mu nekk am ndaje boo xamante ni ki ëllëg lay door gouvernement bu Sénégal nag jamono yi mu taxaw temb ngir daal di teg ay matuwaay ngir rek daal di dakkal bile feebar.
Cheikh Diop del si rek wala desandi di wax ci li nga xam ne mooy coronavirus ak xibaar yi bàyyi ko foofu ci ministère de la santé ñoom nag ñu ngi xamal ne rek jamono ji ñuy wax ak yéen daanaka am na juróomi nit yoo xam ne amoon nañ feebar bi wër nañu peng ba dellu seen kër yi li des nag toll na ci fanweeri nit ak ñett mu def total bi lu toll ci fanweer ak juróom-ñeent yoo xam ne rek am nañ doomu jàngoro bi bésu tey bi nag jotoon nañ defal ñaar fukki nit ak ñaar test bi ñaar rek ñoo amandi boobu la feebar ñu ne nag ñaar yooyee sax biti réew la ñu bàyyeekoo ñu teewlu kàddu yi Abdoulaye Diouf Sarr ci micro Amadou Ba. si ñaar fukki test ak ñaar ñu def ñaar ñoo si ñëw positif bon dëgg ñaar ñoo si amee feebar bi muy ñaari cas importé mooy cas yoo xamante ne dafa jóge bitim réew ñëw ñu wax tëm ne ñetti patient yu ñu hospitalisé woon man nañ am résultat tey ne wér nañ tey muy xale bi amoon ñaari at te le 14 ñu ne woon dafa positif ak suñu mbokk bi xamante ne contrôlé woon nañ ko le 3 mars fële ci Géejawaay ñu ne woon c'est un monsieur de 80 ans moom ak soxnam yépp ñoom lañ hospitalisé woon ñoom ñaar ñëpp wér nañ ces 3 patients mooy ñetti patients yooyu xamante ne wér nañ fekk ay waxtu danañu organiser ñu génne leen. ñoo wax ci la ñu duppee force Covid 19 bu xalaat boo xam ne rek nguuru Sénégal ñoo ko jël jaarale ko ci njiitu réew mi Macky Sall ñu ne nag liñ ci jublu mooy taxawal ab fonds de riposte boo xam ne rek dina leen may ñu am taxawaay bu mucc ayib ngir fexe ba lii di coronavirus mën a génn ci réew mi ci loole nag Mballo Dia Thiam di secrétaire général SUTSAS mu ngi rafetlu bi le dogal tey sàkku rek ñu gën a baral xeex bi bu ko defee rek liñ ci jublu ñu gaaw ko am Amadou Alhassane Ba moo def élément bi àndoon ceek Mohamed Sow Dieng. nguur gi di wéyal jéego yi ngir fexe ba jële fii lii di coronavirus ginnaaw li nga xamante ni mooy cellule nationale de crise bi ñuy taxawal président Macky Sall taxawal force Covid 19 mu di ab fonds bi nga xam ne fonds de riposte la ak solidarité jëm nag ci li nga xam ne Covid 19 mu ngi koy jur ci réew mi. ni mu ko gisee nag mooy comme que commencé nañu wax ni ministre nañ joxe mais liggéeykat yi aussi ku si nekk war na mun a joxe. lenn nag mën a nekk mu nekk contribution volontaire wala ñu laaj mu nekk une ponction de salaire. dina tax ci ni ma ko gisee liggéeykat yi nga xam ne d'abord ñi nekk dans les hôtels ak yu mel noonu nga xam ne yóbbu nañ leen chômage technique ak ñeneen ñi nga xam ne affaire dafa xëy dal seen kaw fond bi dana mën bu ñu leen mënul jox seen payoor ba mu mat aussi ñu jox leen moitié salaire. bon dana tax aussi que structure sanitaire yi nga xam ne am na lu ñu manqué donc ñu mottali ko. dina tax aussi ñi nga xam ne au plan économique ñi nga xam ne aussi ay entreprises la ñu yuy soxe bu fekkee état bi aussi mën na ci doole leneen jàppale leen pour ñu gën a taxaw noonu la parce que bakkan yi dañoo war a taxaw mais bu ñu taxaw aussi koom bi itam dafa war a taxaw. ci beneen wàll yorelin wi itam war a nekk yorelin wi nga xamante ni ku ci nekk dana ci dugal loxam muy acteurs yi nga xam ne daanaka dana leen concerné muy gis-gisu moom Mballo Dia Thiam. man daal yaakaar naa ni bu fekkee ni comité bi ñuy taxaw. buñ ko taxawalee nguur gi même bu ko dee jiite aussi ñi nga xam ni war nañ ko seq ñi war a seq mbir mi yëpp ñu seq ko donc mu leer nañ de ce fait suba bu ñu nee lii lañ. pandémie coronavirus agent bu ne nag bi nga xam ne yaa ngi liggéey ci wàllum wér-gu-yaram ñuy sàkku ci yow ab contribution bu symbolique. même bu dee njëgu ñaar téeméer la nga jënd ko benn saabu wala benn antiseptique wala benn gel. nga dem ñu dajale ko yóbbu ko préfet jox ko gouverneur pour ñu jàppale ko structures yi jàppale ko ñeneen ñi. Alhassane Ba ñu wax ci tukki bi ñuy jaarale ci jaww ji na nag nguuru Sénégal tëj na bépp frontière loolu nag dooleeku rek ci dogal bi ñu jëloon ñi dëkk yi nga xam ne dañoo amele boobu feebar léegi nag daanaka aéroport yi yëpp la ñu tëjandi fi nga xam ne rek foofee la avion mën a wàcc de Ziguinchor ci itam li nga xam ne rek mooy cargo yi wala sax vol yi nga xam ne ay évacuation sanitaire rek lañ koy autorisé ñu ne nag xibaar bi dinañ ko daloo suba ci àjjuma ji bu daanaka min bi jotee
ñu ñëwaat rek wax ci doomu Sénégal yi nga xam ne dañ leen bloqué foofee ca frontière bi dox diggante Mauritanie ak Maroc ñu toll ci 20 nit ak ñett yu fekk baax fi ci réew mi jëwriñ bi ni denk nag wala jëwriñ bi nga xam ne rek mooy secrétaire d'État des Sénégalais de l'extérieur Moïse Sarr nee na jamono ji nag escorté na leen di leen indi Sénégal bés bu ñu yegsee fii nag ñi nga xam ne ñooy kilifa yor wàllu wërgu-yaram dinañ leen saytu rek ba xam ndax indi wuñu doomu jàngoro ji dañu teewlu Moïse Sarr ci micro Chérif Dia. 23 muy 23 ñun négocier nañ ak autorité mauritanienne yi ba ñu bàyyi leen mais bu ñu leen bàyyi aussi dañu laajte ñu mën leen escorter escorte boobu état Sénégal moo koy fay xam nga pour ba ñu mën a ñëw pour Rosso comme ça du ñu jaar de fenn di ñëw directement ci frontière bu ñu egg see frontière nag nañu xam ne dinañ leen diagnostiquer xool est-ce que am nañ doomu feebar wala amuñ ko bu laajee moo tax ma ne bu laajee ñu confiner leen loolu du man maa koy wax man maa koy décréter mais autorité sanitaire yoo xam ñoo ngi ci frontière bi ñoo xool saytu leen lu mu laaj rek ci comportement wala ci attitude wala ci mesure boo xam ne ñu ko war a jël pour limiter feebar bi nañ ko def. traitement bu ñu nar a jël ci Sénégal yi rek moom lañu jël ci bépp koo xam ne mu ngi ànd na ak ñoom wala mu ngi dugg ci suñu frontière. maa ngi profiter aussi ci occasion bi pour lancer un appel à tous nos compatriotes yoo xam ne jóge nañ ci pays lu ñu naan ay pays touchés fan yii rek wala bu ñu egg Sénégal ba léegi matagul fukk ak ñeenti fan ku nekk fu mu mënta nekk nga mën a signaler wu nga mën a dem ci kër docteur pour ñu mën la saytu la parce que nag bëggatuñu am ay cas importés. ñu wax ci koom bi bàyyeekoo ci hôtellerie fii ci Sénégal ñu ne nag soo muy loolee dina leen indil gàllankoor ndax feebar bi di Covid 19 dafa tax rek touristes yi daan ñëw fii ci réew mi daanaka ku ci nekk mu ngi sa réew ba tax na rek jamono ji secrétaire général du syndicat hôtellerie bu Sénégal di El Hadji Ndiaye mu ngi sàkku rek ci kilifa yi jël ay matuwaay yu tax ñu gunge yooyu la kër liggéeykaay bu ko defee rek seen i employé tamit ñu mën leen taxawu Fatou Bintou Konté tasanaak moom àndoon na ci tamit ak Pape Sangone Mbaye. ñi yor hôtel yi dañoo fas yéene tëj li nga xam ne moom moo di seeni hôtel la ko waral mooy coronavirus bi nga xam ne mi ngi lëmbee àddina bi moo tax seeni koom-koom xaw a wàññeeku bu baax a baax wante ki nga xam ne moom mooy secrétaire général syndicat national des travailleurs de l'hôtellerie moom nanguwul li nga xam ne moom la hôtelier yi wax jàpp na ne hôtel kenn mënu koo tëj. tëj hôtel mënu nekk parce que hôtel dafa laaj entretien hôtel marketing lay def dafa war a rafet dafa war a propre n'est-ce pas donc kenn mënu ko tëj. kenn mën ko tey. employé yi jamono ji dañ leen fas yéene yóbbu chômage technique fi mu toll nii ay négociation ma ngay am pour ñu xool formule bi gën a yenu maanaa. formule bi ñu jël nag mooy weer wi ñu fay salaire yi fin avril ñu envoyé ñëpp congé annuel su ko defee ñu fay leen seen congé boobu bu ñu reprendre mois de mai bu fekkee ne affaire bi jeex na ñëpp reprendre. su fekkee affaire bi jeexul ñu def chômage technique 50% de salaire. El Hadj Ndiaye jàpp na ni nag jamono ji situation bi métti na loolu ci employé yi ndax bu ñu xoolee ñoom la ñuy fayeeku par weer bariwul ba pare bu fekkee nañ ko nar a xaaj ci digg bi di leen ko fay jamono ji ci jafe-jafe rek la ñu nar a nekk. ndax xam nga ku sa salaire doyul bu la nee 5 genn wàll gi lañ lay fay dafa métti xam nañ ko mais jamono bu méttee toll fi mu toll nii ak maladie bi ni mu toll il faut chacun def ko sacrifice ku nekk am loo bàyyi. établissement hôtelier yi jamono ji ci coono gu métti la ñu nekk la ko waral nag moom moo di coronavirus bi lay employé it ña ngi koy yëg. Fatou Bintou Konté ku ne télétravail sa xel dem ci xarala yu yees yi ñu njort ne rek soo muyul ñenn kër liggéeykaay dinañ sukkandiku ci li ne mel ngir mën a wéyal seen activité maanaam ku ci ne toog sa kër tey liggéey loolu nag ñu ne waa ADE ak waa CNP nag faw ñu wax ci askan wi tamit bu ko defee ñu am taxawaay mu cay ngir mën a matale li ni mel Mame Birame Diouf ci reportage bi àndoon ceeg Mohamed Dieng. fexe ba li nga xam ne nag mooy plan bu yees ñu mën kaa doxal ci biir administration bi moo xam it ci biir entreprise privée yi lépp nag ngir méngóole ak ne ñu war a mën a def ba moytu lii di Covid 19 lu mën a nekk la fii ci biir Sénégal addiya jamono ji am matukaay yi ngir doxal loolee waaye di xaar rek njiiti réew bi
mu joxe ndogal. sànq avant ñuy démarrer def naa benn réunion ak sumay collaborateurs yoo xamante ne ñoom ñëpp nekkuñu fi loolu dispositif la boo xamante ne administration bi yëpp mën nañ ko utiliser parce que ci intranet bi la nekk. beneen bi aussi am nañ benn système bu ñu woowee Optica intranet la boo xamante ne day répertorier activités yi nga xamante ne administration yi yëpp da koy def donc boo xoolee sànq ba gis liste ministère bu ne am na pàccam ci plateforme bi. état bi moyens yi mu am nag nga xam ni sax mënul faj lépp laaj kon ñu gunge ko ci. mais en même temps liggéey bi war na continuer mais loolu nag pour liggéey bi mën a continuer am na jumtukaay yoo xam ne vraiment war nañ ko mën a utiliser ci xarala yu bees yi digitaux yi te ñun entreprise numérique yi pare nañ pour gunge leen pour accompagner leen vraiment. ñu mën a échanger ay informations mën a partager donc ku nekk sa expérience pour que ñu mën a gaaw vaincre la maladie du Covid-19. vice-président bu CNP di woon ak entreprise yi ñu def li di transformation digitale te di doxalin bi ñu mën kaa assurer bu baax. seen transformation digitale dina tax ñu gën a compétitif par rapport à yenn entreprise yenn dëkk yi mais. bépp xibaar bu leen di ñeel ngir moytu jàngoro ji di coronavirus. parce que xam nañu ne tey bu ñu yeggee ci li ñuy woowee confinement maanaam ku nekk toog këram dinañ soxla réseau yi pour ñu mën a échanger ay informations pour que ku nekk mën a am la bonne information à partir de chez lui. fexe ba méngale liggéey ñi amal ci këru liggéeyukaay yi jaarle ko ci télétravail ngir moytu jàngoro ji di Covid-19 loolu la mën a nekk la ndax dina tax kat xeex bi ñu gën cee taxaw. Mame Birame Diouf del si wax ci communiqué bi nga xam ne rek nguuru Sénégal génne woon nañ ko fukki fan ak ñett ci weer wi ñu nekk mu aju woon ci xeex coronavirus ci loolu nag ñu ngi doon sàkku ci askan wi rek ñu dàkkal li nga xam ne mooy ndaje yi bokk na ci marché yeeg jàng yeeg yi nga xam ne mooy randonnée pédestre yi ñu mel ak yi nga xam ne doon nañ ko amal ci place publique bi spectacle stade wala sax yi nga xam ne rek doon nañ ko amal ci wetu géej gi loolu yëpp luñ ci jublu woon nag mooy fexe ba feebar bi di coronavirus ñu dakkal ko ci ni mu gën a gaawe fii ci réew mi ñu ngi doon sàkku nag ci képp kuy doomu réew mi nga saxool li nga xam ne mooy dogal yi bàyyi ko woon ci kilifa yi te ñu desandi ci loolu sax ak li nga xam ne rek gis nañ ko démb ak yenn imaam yi ñu xoon ne rek dañu dàkkal lii di julli jàkka yi wala sax julli jumaan loolu nag bëri na ci ñoo xam ne daanaka ànduñu ci ba tax na rek kii di magistrat Ndari Diop di imaam tamit bu grande mosquée bu Thiaroye yëkkati ni ci ay kàddu mu naan nag ñi nga xam ne ñooy kilifa yi rawatina Aly Ngouille Ndiaye war nañ def kem kàttan ngir fexe ba ñëpp saxoo boobu la digle ku ko deful tamit ñu xool ni ñuy mën a def ak yow moo nekkoon suñu invité 13h ñu teew lay kàddum ci micro Chérif Dia. bind léeg-léeg day toll foo xam ni bu leerul rek nit ñi ku nekk mën nga ci làqu pour bañ a def pour bañ a jëfe xam nga lu gën a yomb mooy bu fekkee dañuy tere ay mbir moo ko sabab feebar moo ko sabab secteur yëpp nañu tëj tel secteur mu leer nañ kenn du ko discuter secteur sangam la ñu wax mais pourquoi pas nañu duñu bind ni nañu tëj jàkka yi xam nga ni nañu tëj jàkka yi mooy moo gën ngay wax ay cérémonies religieuses ak ay les endroits ouverts au public ak yooyu nañu bind na san sarixan ni nañu tëj jàkka yi et l'islam du ko bañ parce que du temps du prophète bi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam si jamonoom mais ay situation mel nii daf daan am te bu ma saan am day wax ni nit ñi julli seen kër dem na sax ba noddkat yi dañ leen daan wax boo leen egsee ci barab bu ñuy wax hayya ala salaam maanaam ñëw leen si julli gi wax leen salloo fi buyutikum julli leen ci seen i kër donc julli juma ak julli farata julli juróom ci mbooloo loolu alxuraan moo ñu ko sant julli leen juma farko ma rakiin julli leen si mbooloo mi waaye su fekkee ne ngant moo am te def naa ni ngant bu tol nii kenn mësu koo gis ci kaw àddina tel si wax ci taxawaay bi nga xam ne taskatu xibaar yi war nañ ko am jamono ji ak ni nga xam ne noonu leen la ñu tase xibaar yi loolu nag liñ ci nemeeku mooy bëri na loo xam ne rek daanaka wëru ci ba tax na rek jëwriñ bi ñu denk lépp lu aju ci boobule fan di sàkku ci taskatu xibaar yi ku ci nekk domaine ba nga feete ñoom leneen liñ ci yëkkati tamit nees taxawee ngir mën a gunge kër liggéeykaay yooyu rawatina ñi nga xam ne ñooy yëngu ci wàllu presse bi ñu bañ a yegg lool li nga xam ne mooy bàyyi ko ci rëq-rëq ci xeex coronavirus Aminata Mbaare Sow Thierno Laurent Mendy
taxawaayu journaliste yi ci joxe information yu jëm ci wàllu feebar boobule du coronavirus moo waral waxtaan bi dox diggante patron de presse yi ak ministre de la communication. ministère dafa woote ngir gën ñoo ñaax ci responsabilité ci ni ñu traité xibaar yi jëm ci coronavirus bi mu ñu waxee loolu ñu fàttali ko ni naka jekk média Sénégal yi gàcce ngalaama ndax bi feebar bi duggsee gis ngeen ñun ñëpp liñ def. ci biir waxtaan yi ñoom ñooñee di patron de presse daal dinañ yëkkati yenn préoccupation yu ci jëm ni yenn information yoo xam ni fu mu toll ni waa ministère de la santé dafa mel ni duñ ko nangu journaliste yi di ko biral. lu gën a am solo mooy du caageen wax kan moo feebar fan la dëkk fan la jóge mbaat ban nationalité la am loolu day créer benn psychose benn stigmatisation boo xam ne loolu baaxul si réew. ci biir rencontre bi yeneen i problème daal dinañ koy yëkkati lu ci mel ni nécessité fi mu toll ni ñu jàppale financièrement maison de presse yi ngir ñu mën a traiter information bi ni mu waree. xam nañ ni médias yi tamit seen taxawaay dafa am solo ci xeex bi faaw ñu bàyyi ñu xel ci moyens yi nga xam ne soxla nañ ko tey te dinañ ko gën a soxla ëllëg pour continuer di def liggéey bi du laaj loo xam ne yelloo woo ko du laaj du keneen laajul du laaj loo xam ne yéene woo ko keneen dañoo ne ci li nga xam ne moom la gouvernement bi nar a def ngir dimbali secteur yi na bàyyi xel médias yi. ñoom ñu jàpp ne ci maison de presse yooyu la ak rédaction yi responsabilité yu mat la loolay waral yenn information yi nëppoo warul am. Aminata Mbaare Sow ñu jeexale ko kàddu yi nga xam ne rek Bamba Kassé yëkkati na ko di secrétaire général du SYNPICS di syndicat bi ëmb ñi nga xam ne ñoo yëngu ci wàllu tas xibaar fii ci réew mi mu ngi sàkku ci kilifa yi ñu doole leen ci ay jumtuwaay bu ko defee rek li nga xam ne dugal nañ ci seen loxo ci xeex coronavirus ñu bañ ci am benn jafe-jafe mën ci mucc tamit di ngeen ko dégg ci suñu xibaaru français yi ñu jeexale ko rek lu ñu def dara lu dul delloo lengi yi aram moom ak invité ñu doxal bu ci kanam laata boobu nag dama ci profito di laaj ki nga xam ne mooy professeur Tandakha Ndiaye fan yi yëpp ñu ngi koy wax mu aju ci koppar xaalis bi nga xam ne ñu ngi koy jëfandikoo am na ñuy njorte ne ndax coronavirus wala Covid 19 yi ndax voie de contamination boobu lu wër la ak nan lañ ko mën a moytoo. jërëjëf Ibou